mbir bu ñu day màgg daan waaye day day rëy Omar day ji ma way tutun bu deena naay seebu boy samam moom dalay way sunu baay guddal fan naay kuy doon maam Samba Jeey kuy danis naay sambay mbay mbayaan sega kàtte ba nga xamante ne exemplaire nga ci biir jàmm gan doo dox lu ñàkk fayda doo wax loo gëmul doo dem fuñ la woowul dëggu lool doon intellectuel xam la ñu bind ak la ñu mën a wax sunu baay yal na ngay maam doomi garmi lay doon bàyyi Omar Mbaye maam yi sëñ Fallu lay way borom bi ruus lay way soo amee bàyyi ju baax dang koy wane Omar Mbaye bàyyi la sakkal yaay Omar tànnal la fa nga mën a dem bu fa ñaagoon amaana lii du am Omar ne ko amma saa demba labba siire bu bàyyi sa maam nga labbe Omar mar ca geew ga waliyaat ney kuy waliyaan dangay daan mbaa ñu daan la ne leen nguuda Amina ak Baba Amina Maysa Amina ndey Kumba Mbaay Alin Badara Mbay Poti Mbay laay wayal ay waay nguuda Amina ak Baba Amina Maysa Amina ndey Kumba Mbaay Alin Badara Mbay Omar Mbay laay wayal yaay lay la laaw nguuda Amina ak Baba Amina Maysa Amina ndey Kumba Mbaay Alin Badara Mbay Omar Mbay laay mu nekk opérateur économique ñëw fekkee li nga xamante ni ñoom Cheikh ñoo ko organisé woon dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu rek. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci invitation bu baax a baax di wax ni ki xewle day kenn ci man day xarit di mag di papa di nijaay di koo xam du tànqam lu sama dara moo tax bi mu xewlee ma bàyyi lépp lu ma doon def ñëw xëy na temps bi gàtt na xat na mais lu mënul ñàkk faw mu am day kenn koo xam ne ci man mënu ma ko fay parce que ñu ngi may jàppale ci côté bu ne kon damay ñaan yàlla fi mu bëgg a àgg yàlla ko fa yàlla àggale jaajëf. waaw man jàmm gën laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee fi ma taxaw nii fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee kon moom moo ma yar fii kon lépp lu mu bëgg a def fii ñun la koy defal di xamal nit ñi ne rek man maa ngi ci ginnaawam tey maa ngi ci ginnaawam suba moom fu mu nekk man foofu laa nekk waaw. waaw ñu gëm suñu bopp rek xam ni àdduna réew ay xale ñoo ko yor xale yi nañ leen gën a fonk toppatoo leen te leen ci condition yu baax xale yi tamit xam seen bopp xam ni lépp luy yàq rek baaxul ñi ngi roy ci moom parce que ku baax la depuis mu nekk fi ba léegi kenn xamu ko ci caaxaan
kon dañuy ñaan yàlla suñu borom xale yi fi nekk ñu xool ci moom jaajëf. jaajëf merci beaucoup. maa ngi leen di nuyu di leen fay di nuyu sama jëkkër Iba Thiam ak sama borom kër Pape Sène bësam bi yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. Moom sama jëkkër ñooy ànd chaque jour te ànd bi ànd bu sincère la gisuma ci dara lu ma jaaxal moo tax ba ma tuddee bés bi ma sawar ci ñëw ci dama ciy kontaan trop yàlla bu defee daal ñu dem ci élection yi yàlla na ko yàlla may ndam. tey jii yéen lan moo tax ngeen def seen choix ci ki nga xam ne mooy Maram Camara. waaw dañoo gisul suñu bopp ci ki fi nekk moo tax soo gisee ñu jël suñu tànk teg ko ci moom dañoo am yaakaar te yàlla nañu ko yàlla defal. tey jii suñu ku jógee fu nekk ñëw fekk fi nga xam ne mooy tëli Maam Jaara nga gis tali bi nu mel ak ndox mi wala yooyu est-ce que loolu yéen yaakaar ngeen ne tey su ngeen falee Maram Camara dina leen mën a dindi. yaakaar rek la ñu am comme moom ne bu fi tegoo dina ko def yàlla na ko yàlla jàppale mu def ko. lan ngay wax ci délégation bi nga àndal. waa délégation bi ma àndal samay jarbaatu jëkkër la ñu bëgg ma yéeg ma yiir ma ak sama benn dëkkandoo yàlla nañu yàlla musal ci seytaane musal ci mës ba musal ci balaa. kan moo la sañseel. kan moo la sañseel. Binta Siise sama jarbaatu jëkkër. génn fii. waaw. maa li nga sañseel xeeboo ko. déedéet xeeb. salaamaaleykum maa leen di nuyu ñeen ñëpp maa leen sant di leen gërëm ci bis Iba Thiam waaw Iba Thiam sama xarit la sama nit la sama lépp la waaw léegi foog ma ñëw ci bisam daal. tey jii bu ngeen gisee honorable député bàyyi ay yiteem yëpp ñëw teewaleen yéen fi nga xam ne mooy tëli Maam Jaara malgré que yoon bi sori na mu bàyyi léppam ñëw teewaleen ban mbégte ngeen am si Maram Camara. ma kontaan si rek bu baax a baax yal na ko yàlla jàppale ci lu mu bëgg ñoo yaakaar yàlla waaye tamit ñoo ngi koy yaakaaraat daal yal na ci yàlla def jàmm daal. waaw man la jéegi ñaa ànd ak honorable Aïssatou Cissokho ñëw mi nga xam ne moom la ñu marraine tey bis bi ñëw accompagner ko. tey jii ban mbégte ngeen am bi nga ñëwee fekk nit ñi teeru bi nga xam ne moom leen nit ñi teeru. macha allah mbégte bu neex parce que Iba Thiam bu jëlee bis bu toll nii tuddee ko suñu honorable Aïssatou Cissokho
dañ ci am fierté am ci contentement franchement ñu nit sañse ba mu baax def délégation bu baax ñoo accompagner ko parce que moom moo ko jar. ñu gis tamit moom mu bàyyi ay yiteem ànd ak yéen tey ji bu ko neexoon mu ne moom député la wala day toog yónni délégation mais teewul dafa bàyyi yëpp ñëw loolu lan la leen def. non moom ku modeste la avant tout parce que ñii ñëpp ñu muy àndal ni xaritu démbam lañ moom député bi fokk ko parce que dafa ànd ak ñun ñii ñëpp avant député bi ba mu ñëwee di ko gën a yokk kon dañ ci sant yàlla bu baax te xam ne tey bu fekkoon am na nu mu mel tey du ñu ànd ak moom mais dañuy am fierté di ànd ak suñu honorable député Aïssatou Cissokho waaw mais comme Diamaguène Sicap Mbao comme ni nga ko waxee nii parce que ku nekk tamit da koy xëcc da koy bëgg mais ma xam ne ne choix bu ñu am moom la ñëpp am porté wu ci combat wu honorable député Aïssatou Cissokho kon nañ ciy sant yàlla bu baax a baax di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla parce que ànd ak moom changé Diamaguène Sicap Mbao moom la ñuy ñaan yàlla te incha allah yal nañu ko suñu borom may. Kamoo la sañseel. waaw ki ma sañseel mooy sama mag moo ma sañseel waaw moom am ko moom. kan ngay bégee. waaw man ku may bégee mooy honorable Aïssatou Cissokho mi sama yaay di sama lépp moom laay bégee franchement. naa sabar ci lool ndax bés bi daf ñu ñaar torop honorable sama rakk la kon Iba bu ko tuddee guddi gu toll nii dañuy sawar ñëw ci bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na si am ndam mbégte bu baax a baax rek kontaan ci loolu ndax population bi moom lu leen ko jaral rek moo leen ko jaral xam naa ne moom lu ci ëpp moom xam naa ne bésu honorable député moom mënta daw mënta tuuti waaw li ma leen di wax rek mooy nañu def le bon choix bi nag mooy suñu honorable député Aïssatou Cissokho Camara nga xam ne buñ ko tegee ci mairie bi boobu waa def nañu le bon choix ndax moom yitteem yëpp ak fi mu toll nii yëpp defar Diamaguène Sicap Mbao rek moo ko tax a jóg kon maa ngi invité population Diamaguène Sicap Mbao ñu élire suñu honorable député bi bu ko defee dina dindi xar kanamu dina changé xar kanamu Diamaguène Sicap Mbao bu baax a baax a baax. waaw dafa mel ni Jatu sa dugg si am na solo gis nañ ni nga dugg see ñu bàyyi la nga nuyoo présenté ak ñi lay seetaan. dëgg la salaamaaleykum man la Jatu dëkk si koñ bi di jarbaat ci Iba Thiam. waaw loolu moom kontaan nañ ci torop ndax Iba daa nekk si koñ bi lu yàqu mu defar ku xewle mu ñëw lu waaye di def mu dugg ci kon nag bu ko madame la maire wuy see yoon la kontaan nañ ci bu baax ñu ngi ko siy gërëm bu baax a baax ndax bu ko neexoon du ko def mais ñun ñëpp ñu ngi si ginnaawam incha allah. waaw waa Diamaguène Sicap Mbao ñëpp dinañ génn ànd ak moom incha allah ñun ñëpp dinañ génn mobiliser wu ànd ak moom ba yàlla may ko ndam incha allah. kan mooy sa tailleur ku la ñawal. man Iba Thiam mooy sama tailleur. bopp bi madame Ndiaye ñoo ma gunge ak sama mag samay xarit ñoom laa àndal samay dëkkandoo daal laa àndal waaw merci. waaw maa leen di nuyu di leen sant di gërëm Iba Thiam bi ma invité ci bésam bi man la Sapot man maay président poste de santé bu Nasroulaye nekk aussi vice président bu ASC Nasroulaye bon sama grand bi moom fi indi woon parce que Iba dafa bokk ci man nekk nit ku baax bésam daanaka sama bés la loolu moo fi indi waaw di ko rafetlu bu baax a baax parce que lii dafa rafet nga nekk député di ñëw ci askan wi loolu moom lu ñuy rafetlu la vraiment lii moom vraiment lu ñuy rafetlu la quoi vraiment. waaw li may lancé population Diamaguène Sicap Mbao rek mooy ñu xam enjeu bi ci nekk ku ci nekk aussi ñu def ko ci fair play ku ci nekk xam na ki gën ci moom yàlla na Diamaguène Sicap Mbao gagné daal waaw yàlla nañu am meilleur candidat vraiment te am nañu yaakaar ne yàlla dinañu dimbali ba candidat bi ñu nekk ci xolu ñëpp daal yàlla teg ko incha allah. ñan ak ñan nga àndal sa délégation. waaw sama délégation nag maa ngi nii ànd ak Moussa Ngom sama xarit sama doomu ndey am na Ablaye délégation bu fortaan la àndal ak association des femmes battantes de Nasroulaye ànd ak aussi lu tolloog ay 7 boobu 8 mbootaay ku ci nekk am na ku la ci représenté daanaka Nasroulaye daal en général la àndal ak Dieg Sall
waaw merci. waaw kontaan rek ak yaakaar ci moom rek ginnaaw yàlla ak yonent bi ci moom rek lañ yaakaar instant yi ci kattanu yàlla suñu borom xam naa ne moom daal bu fi jëlee daal suñu xol dina seet ci kattanu yàlla. yaakaar bu ngeen am tey dafa mel ni population bi wuy si na leen ndax gis nañ bi ngeen ñëwee am mbégte bi nga xam ne moom la ñu am li tax nit ñi ñëw wuy si leen honorable moo am taxawaay ci gox bi wala lan la. waaw am na fi taxawaay en même temps waa Diegsaw tamit aussi Diegsaw 2 fii mu ñëw nii dañ koo fonk dañ am fuñ ko teg parce que mu ngi dem ak ñun ci ngor ak fulla ak fayda waaw ñu ngi koy sant rek di ko gërëm xam ne moom ginnaaw yàlla ak yonent bi moom lañ fi yaakaar kattanu yàlla ak yonent bi. tey jii ñu jëm ci ay élection ban message ngay lancé waa Diamaguène Sicap Mbao. xanaa naan leen bu kenn tax ñu nangu bu kenn yaakaar ñu nax la ñun daal dañoo jàpp ne daal madame Camara daal moom xam naa ne daal du tas yaakaar te xam naa ne fi mu jëm ak ñun daal dina neex waa ci kattanu yàlla ndax moom lu mu am lu mu tuut mu ngi koy bokk ak ñun te mu ngi ñuy nemmeeku bañ ko falee honorable ba tey moom fàttewuñu démb ak barki démb mu ngi nekk ak ñun kon tey jii kon suñu jàppale ñëpp dañ génn jàppale ko xam ne daal moom mënut a tas yaakaar ci kattanu yàlla bu yàlla tas yaakaaram ci kattanu yàlla. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziar mbokki téléspectateurs yi di wax ne man la Taïba sant Sall nekk itam aussi ci groupe honorable Aïssatou Sissoko di liggéey ak moom itam aussi ci candidatam li nga xam te moo jëm ci élection 2022 yi 2023 2022 du moins di le 23 janvier ñu koy amal fii tam aussi ci Diamaguène Sicap Mbao mu bokk ci candidat yi nga xam tam aussi candidat la boo xam te wax dëgg yàlla bu jara àndal la ku nekk tam aussi koo xam te dafa nekk maire avant dara di xew ndax lu bëri def na ko ci commune Diamaguène Sicap Mbao ci loo xam te xëy na dafa waroon jóge ci li nga xam te ci mooy mairie bi parce que dama naan tey ji su nekkoon te dafa yor budget mairie bi kon yaakaar naa commune Diamaguène Sicap Mbao soppeeku na changé na bu yàgg moom budget boppam rek lay jël di ko financé ci ay doomu aadama loo xamante ni maire moo ko waroon def durant nag ay at ci ginnaaw la ko doon def ba yàlla def itam aussi mu nekk député mu continué itam aussi di ko def continué boobu mu koy def itam aussi ci la ko nit ñëpp wóoloo jël ko ne ko yaa ñu doy pour ñu mën la def itam aussi nga nekk candidature ci élection locale yi nga xam te moo jëm 2022 mu nekk jigéen bu mën góor jigéen boo xam tam aussi fu góor nekk mu ngi fa taxaw nekk nag député boo xam te ni tam aussi day kasal waa Diamaguène Sicap Mbao ci assemblée te chaque jour ko jëfee bépp doomu aadama bu bëgg a xam kan mooy Aïssatou Sissoko honorable député madame Camara da ngay dem ba assemblée nationale soo demee foofu archive yëpp a ngi fa lépp loo xam ne mës na ko wax ba mu nekkee député ak léegi dina la ko génneel te mu nekk ku ñàkk caaxaan koo xam te ne dafa gëm jeunesse bi gëm itam aussi soxna yi fi nekk te jigéen ku ko jàppale rek jàppale nga borom kër te moom dafa nekk koo xam te ni mu ngi jàppale jigéen ñi ci biir kër yi mu ngi dugg ci mouvement yi ci regroupement yëpp di leen financer pour ñuy dimbaleen pour ñuy liggéey kon kooku yaakaar naa jar na bàyyi xel te ku amul dara di jàppale ay doomu aadama bis bu amee dara yaakaar naa kooku day léppay mat te mairie bi tam aussi bis bu ko jotee yàlla mi ñu ci xam na ne Diamaguène Sicap Mbao dina mel ni Paris ndax li fi nekk xam na ko bu baax te liy dugg si tam aussi xam na ko te saa su nekk mu ngi nekk loo xam te ni mu ngi koy voté biir assemblée te budget yi nga xam ne muy génn foofu di jëm ci mairie xam na ko kon yaakaar naa ki xam li nga xam te ni tam aussi day génn biir assemblée di jëm ci commune yi moom xam na ko kon su ko demee ba téye ko kon yaakaar naa ko dina ko séddale li nga xam ne mooy askan wi. tey jii ñu jëm ay élection ban message ngay lancé li nga xam ne mooy population Diamaguène Sicap Mbao. population Diamaguène Sicap Mbao dama yaakaar ne duñ ñelaw de ndax durant 7 ans dara changé wul 7 ans dara changé wul kon yaakaar naa soo jëlaatee keneen teg ko fi kooku mooy dëmm la ray la jàlle la te ñun jeunesse bi dañoo am part de responsabilité ci li nga xam si mooy commune bi xam nga mooy lan buñ jaay suñ ngor ngir xaalis day jeex mais ngor day des te ngor googu li ko mën a def nag mooy que ni nga jël sa carte dem votel ki nga xam ci tey ji nii xaalis bi soo ko joxe budget commune Diamaguène Sicap Mbao dina ci liggéey parce que ki rek démb tey soo ko ñëw kooku yaakaar naa tey soo ko dénkee alal jooju du nax saay damay dénk rek commune Diamaguène Sicap Mbao
nañ jël seen bët jël seen nopp te nag ànd ak seen xol bu fier ñu jël ko fal ko samp ko ci mairie bi mu liggéeyal waa Diamaguène Sicap Mbao parce que moom c'est le seul candidat boo xamante ni am na détermination am na dynamique am na itam aussi xam-xam boo xamante ni mën na yor commune Diamaguène Sicap Mbao ñun nag dañoo engagé wu ngir ànd ak moom ba keroog ñu koy dugal ci mairie bi mu toog fa defar li nga xamante ni mooy Diamaguène Sicap Mbao parce que xelam ak xolam mooy xar kanamu Diamaguène Sicap Mbao soppeeku te moom kese nag mooy seul candidat bi nga xamante ni mën na ko soppi. la rafetlu sa teewaay tey fi nga xamante ni mooy Télé Mame Diarra ñu bëggoon a xam ban mbégte tey nga am bi nga xam ne waa gox bi yëpp génn nañu woy si la. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di nuyu seen téléspectateurs yi fi nekk di remercier bu baax a baax a baax a baax Iba Thiam bi nga xam ne moom may invité si cérémonie bu ma def ni def ma marraine donc mbégte bu ma si am rek mooy dama sama xol sedd na voilà sama te liggéey bi gis naa ko rafet na liggéey bu mu def rafet na donc invitation bi tamit sama xol sedd na si bu baax a baax a baax a baax waaw loolu mooy sama liggéey parce que député moom askan bi la nekkal donc askan bi su ma soxla war naa ko mun a ñëw wii si donc moo tax bu ma woowee mu invité ma si cérémonie bu mu def tey jii sawarte laa si am daal ma ànd ak sama délégation bu mag ñëw voilà dama sawar naa daal kontaan naa si trop trop trop. ñu gis nag ñu jëm ci ay élection nga déposé sa candidature pour nekk maire commune Diamaguène Sicap Mbao la moo tax nga bëgg a nekk maire commune Diamaguène Sicap Mbao. waaw léegi déposé naa sama candidat nekk naa candidate pour élection locale yi boo gisee ma def ko damaa bëgg a changé xar kanam Diamaguène Sicap Mbao ndax Diamaguène Sicap Mbao lu mu mel depuis juróom-ñaari at xar kan bi changewul benn yoon donc mu am lu bëri ay faay la donc ñi fi nekkoon équipe bi fi nekkoon def na lu mu mun xam nañu limité mënutul def leneen moo tax ñun ñu taxaw pour mën a changé xar kanam Diamaguène Sicap Mbao pour population Diamaguène Sicap Mbao gis si boppam loolu moo tax ñu def candidature. tey ban message ngay lancé population Diamaguène Sicap Mbao. message bu may lancé Diamaguène Sicap Mbao rek mooy nañu góorgóorlu bu ñu juum ndaxte bee passé wala fal nañu ay nit yoo xam ne def nañ fi juróom-ñaari at gisuñu dara loo xam ne def nañ ko fi Sicap Mbao ba fii donc lu ñu mën a def nañ ko mais loolu taxul Diamaguène Sicap Mbao changé donc bu ñu juum jour ba ñoom ñëpp ñuy génn en masse donc jàppale madame Camara candidate à la mairie Diamaguène Sicap Mbao nekk jigéen nekk yaay pour mën a seet pour mën a def le tout boo xam ne waa Diamaguène Sicap Mbao dinañ gis seen bopp si seen commune. jaajëf. bàyyi la nga tàggatoo. voilà maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu seen téléspectateurs yi di remercier bu baax a baax Iba moom mi nga xam ne may na ma opportunité tey ma génne pour mën a wax pour mën a fekk si sama population bi mooy si quartier boo xam ne mooy Gustave Pod Diacksao 2 di remercier waa Diacksao 2 yëpp ndax kenn nañu en masse pour soutenir Iba Thiam.
dafa pare yëkkati ñaar fukki junni jox Iba ci kanamu doomu aadama yi ne na lii teeñ bi la waaye yan bi di ko gudd moom boolewul dara ki wax nee na jëf la gën a mën ni wax moo tax waxam du bëri. incha allah 6 heures laa wax ku ñëw ci permanence bi rek wuy ngay wax sans problème parce que doon ñi fi nekkal ñun is nañu ay kuune lañu ñun soxlawuñu bilan moom man dama yaakaar ne nit ki su fekkente ne bii fa liggéey ba pare bëgg ñu falaat ko yow sa bilan moo war a nekk sa campagne mais doo war di joxe ay rajo ci daayira yi ay 300 000 ak yooyu loolu bu ko def def ba bu yàgg. guy sapot yëpp Nasrullaay Sam-Sam 1 2 3 bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp tey nag damaa ñëw seet Iba Thiam si cérémonie ba nga xam ne moom la organisé tey di ko féliciter di ko remercier bu baax a baax si invitation bi ma def di ko ñaanal yàlla lii nii ma def nii yàlla na continuer bu baax a baax waaw di ñaan yàlla tamit liggéeyam bi nga xam ne mooy métier nga xam ne ñëpp xam nañu métier bi muy def nii métier bu noble la donc di ñaan yàlla na barkeel métier bi donc tey jii daa man ak sama délégation yëpp dañoo mbég rek donc amuñu dara lu ñuy wax daal lu dul daal bég nañu daal di ko ñaanal bu baax a baax merci.